ci benn plan boo xam ni mais plan bu ñu mën a jàpp ni plan bu échec la. déedéet plan bi échecul. plan bu su ma la déggee nga naan plan kilifa gu def plan décennal nangam. alors que ani plan bi. plan boo xam ni bu ñu la waxee ñu ne 26% lañ ci. déedéet man d'accorduma loolu xam nga plan bi dafa am d'abord restructuration am na quartier yoo xam dañ leen restructurer tey demal Hann Plage c'est-à-dire Papa Ngagne tamit li ñuy waxtaan dafa war a conséquent dama la ne demal Hann Plage nga laaj leen demal Pikine Irrégulier Sud. demal Mbao nga laaj fondation droit à la ville lan la def ak état du Sénégal programme de construction des logements sociaux sama biir ministère la nekk boo demee tey Ngent waa Thiès 200 logements ñu ngi leen koy defaral 100 logements yi pare na mais loolu ay programme la yoo xam ne mi ngi continuer ñu ngi koy exécuter projet li mu def ci yeneen quartier mais nit ñi xam nañ ko ñi nga xamante ne bénéficier nañ ci léegi nag dafa am lu xew mooy jamono ji dafa soppeeku bu dara xewee rek réseaux sociaux yi damay jël sama image wane jooy dugal ci télé bi waxuma ne nit ñi amuñu jafe-jafe yi lu dëgg la li tax état du Sénégal teg plan Orsec ça veut dire que am na problème mais nag yenn saa yi dañuy jël benn zone boo xamante ne peut-être délai d'évacuation des eaux yi dafa jël 24 heures comme léegi nag c'est le moment de l'instantanéité parce que loo yor sa téléphone dugal ko rek ne fii garaaw na ñëpp yuuxu mais Papa Ngagne diggante 2012 ak léegi le Sénégal def na ay jéego yu rëy ci li nga xamante ne moom mooy gestion des inondations léegi nag lépp melul na mu war a mel. programme bi eggagul 767 milliards yi fan la dugg. dama la bëgg a waxtaan d'abord Papa Ngagne defe naa ne le 13 décembre dañuy waxtaan rek. 13 décembre 2012. waaw ministre Amadou Kane ministre des finances. moo toog ak bailleur de fonds yi toog ñu def une évaluation avant projet sommaire ne état du Sénégal kat. jàpp nañ ne bu buggee régler sur 10 ans problème mu inondation yi 766 milliards kat war nañ ko war a mobiliser. mu nekkoon estimation donc la. waaw déglul li ma lay wax bu ñu paree ñu ne dafa am phase d'urgence 66 milliards c'est-à-dire li nga xamante ne moom moo jàmp bu ñu ko deful rek maanaam ndox mi du génn sax ci kër yi parce que jamono jooju gis nga ni mu meloon ñu ne phase 66 milliards après ñu ne court terme ñu ne 250 milliards phase ñu ngi continuer di exécuter projet bi te projet yooyu dafa lëkkaloog yeneen projet dama lay jox tey benn exemple. est-ce que xam nga ne TER bii rek li mu def ci ouvrage d'assainissement kenn xamul nu mu toll presque mot na 80 milliards tey boo demee Colobane waxtu wi daaw taw yi àggul woon fii mais dafa tëmboon ba kenn xamul nu mu mel te tey TER def na fa ouvrage yoo xam ne tey ndox taxawu fa man maa la ko wax demal nga seet ko nga woo ñi dëkk man waxuma waxu 80 yu non dama la bëgg a wax dama la ne TER la budget la dama la ne waaw mais budget bi dafa am ay travaux yoo xam ne daf ci bokk li ma la bëgg a expliquer Papa Ngagne xam nga mooy lan 766 milliards budget évaluatif la 10 ans yi war nañ def 766 milliards 10 ans yi motagul mais ñi ngi exécuter. mais yow 10 ans yi nga wax 10 ans yoo xam 2 ans moo ci des. waaw mais dañu ngi évoluer. 10 ans yow ma bëgg a wax ni ma 10 ans yoo xam ni 2 ans moo ci des nga bëgg ma wax ni ma. mais tout à fait mais Papa Ngagne boo toogee ne man weer wu ne dinaa dépenser 100 000 su ma ko defee fukki weer ak ñaar 1 million 200 la 8e mois bu jotee da ngay ñëw ne sa jabar ana 1 million yi fu mu 1 million 200 yi fu mu toll nañu waxante dëgg rek yow tey TFM bu ñu budgétiser ne Papa Ngagne 20 millions lañ koy fay ci at mi salaire xam naa ne sax war na ëpp loolu bu ñu demee ba 8e mois dañ naan 20 millions yi fu mu jaar mais attends il faut ñu réfléchir tuuti bëgg politique ak bëgg a jaxase xelu nit ñi warul tax ñuy wax nit ñi loo xam ne mënul nekk nit ñi ci yow laa ko dégg non yow laa ko dégg non yéen ay jaxase xelu nit non monsieur le ministre parce que mënuñu ne askan bi mérité wuñu nii nga bëgg a wax mënuñu ne nii nga bëgg a wax askan bi mérité wuñu Papa Ngagne li may wax nii xam kan la arrangé wul ki bëgg a jaxase xelu nit ñi mais buñ la ne plan décennal bu 10e année bi jotee nga war a mën a wax ne ana 766 milliards yi jaar mais yow bu ñu la nee plan décennal ne la phase d'urgence ne la court terme ne la moyen et long terme yow nga ne léegi 8e année nañu wax lépp fan la jaar mais loolu bëgg a jaxase xelu nit ñi la dama la ne Papa Ngagne dugal Dalifort dugal Colobane dugal Philippe Maguilène Senghor demal Kër Niang demal Grande Mosquée Touba loolu ay exemple yu ma la jox la man sama ministère man Kër Massar dama la ne ci Pikine non mais peut-être excès gu fa te tey président wax na ko conseil des ministres ne Kër Massar point la boo xamante ne dañ ko war a prioriser parce que tamit bu ñu nax suñu bopp état du Sénégal pays en développement la ñu yor am na loo xamante ne dañ koy defar mais mënuñu xëy benn bés rek ne nañ def lépp dama lay joxaat beneen exemple ci coronavirus États-Unis Italie France jàpp ñu woon ne bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne ñoo yor système de santé yi gën a mag ci monde bi yi gën a généreux yi gën a organisé wu Papa Ngagne mi coronavirus ñëwee lan la ñu wat en un mois rek ku ci ne sax da nga jël say malade di ko yóbbu ci TGV di ko yóbbu ci beneen dëkk est-ce que ça veut dire que ñooñu seen ay plan respecté wuñ ko mais am nañ TGV waaw mais teewul bi feebar yooyu ñëwee jox appareil respiratoire seen ay malade sax mënuñu ko
te pourtant dañu am système de couverture maladie universelle boo xam ne moom la ñëpp di coow ci àdduna bi donc waruñu am complexe boobu suñu dëkk bi waruñu jël rek taxaw naan non dara baaxul ni ñu ko defee du nii wala du na le dama la ne. non c'est un programme évaluatif man maa ko wax non dama la ne. plan décennal bi rek la ñu wax ni ñu ko defee plan décennal bi mook dépense booy joxe ci kër la mënoo ne at mi dinaa dépense au 1 million 200 8e mois d'août mois de septembre nga ñëw taxaw ne nañ ma wax 1 million 200 yi fi mu dugg da nga naan kay au prorata du 8e mois wala du 10e mois fan la dugg. mais Papa Ngagne. prorata ci 8e mois. fan la plan décennal bi dugg. Papa Ngagne évaluation bi dinañ ko def bu ñu ko defee ñu wax leen ko président laajte na évaluation bi mais li ma la ci mën a wax tey Papa Ngagne xam nga mooy lan Kër Massar la fa xew métti na waaye boo demee Dalifort xam ne bu fa état deful woon la mu def mu gën a garaaw Kër Massar boo demee Kër Ñang xam ne li fa état def bu ko deful woon mu gën a garaaw boo demee fii nga xamante ne moom la ñuy wax Philippe Maguilène Senghor li fa état def bu ko defoon tey Papa Ngagne bu ñu fàtte état du Sénégal mi ngi liggéey ci assainissement tey jii dama la jox benn exemple am na benn programme bu ñuy wax programme d'assainissement des 10 villes tey Kaolack am na ay zones yu inondé mais am na zones yoo xam ne inondé tout parce que programme d'assainissement wu 59 milliards boobu nga xamante ne ñu ngi koy gérer tey Dakar bénéficier na tey boo demee corniche bi am na programme mu 6 milliards bu ONAS di defar corniche parce que corniche bi tamit da daan am ndox Kaolack Touba Saint-Louis Pikine Louga Rufisque Tivaouane Matam Kolda mais Papa Ngagne léegi nag da nga bëgg rek nga foog ne nag programme moom fetesu la da ngay taxaw rek ne def naa 766 milliards fetesu rek affaire yi ñëw mais programme la dafa am ay procédure am niveau d'exécution ñu koy topp nànk problème li nga xam ne kay loolu la ñu war a laaj mooy lu tax 2012 rek lañ mos a am programme décennal buy gérer les inondations 2012 ba léegi lu tax dëkk bu mel ni tey Nigéria am na ci benn état bu tudd Kébi waxuma la inondation dem nañ ba 25% seen production ceeb dafa yàqu Sénégal loolu dañ fa egg donc nañu xam li ñuy wax te bañ a jaxase xelu nit ñi Papa Ngagne. d'accord état du Sénégal mi ngi ciy góorgóorlu lépp matul lépp melu na mu war a mel mais taxawaay bañ ca war a am ak jéego yañ ca war a def nañ ko ci bu ngeen ko ci taxawoon. taxawaay ba ca war a am. su ngeen ko ci taxawoon. waaw kon tey Yëmbal du ñu wax li ñuy wax Kër Massar du ñu wax li ñuy wax Tëngéej. nga xam ne li fay xew kenn mënu la ko expliquer duñu wax li ñuy wax taxawaay bi ngeen ci waroon taxaw. ci plan décennal bi teg ko ci yoon. ci ni nga ko expliquer phase d'urgence bi. long moyen terme bi. moyen terme bi ak bu ngeen ko tegoon fi ngeen ko waroon teg kon fii ñu egg tey duñ ko fa egg. man loolu d'accord ma ci xam nga lu tax parce que li ngay wax évaluation bu simple la ni nga tuddee zone yooyu ne ñoom jotuñu ci seen wàll noonu laa la mënee tuddal ay zones yoo xam ne jot nañ ci seen wàll. mais loolu laa waxal yàlla non mais attends Papa Ngagne da nga Papa Ngagne ci 8 ans nga may wax ay ci 8 ans non attends monsieur le ministre ci 8 ans. amoo loo may wax lu dul Dalifort ay Colobane. waaw ay Philippe Maguilène Senghor. mais mooy zone yi gënoon impacté mais mooy zone yi gënoon impacté da nga bëgg gën a impacté Tëngéej. mais dëgg la mais Tëngéej ci la bokk ci programme bi laajteel Promoville lan la fay waaj a tàmbali. Papa Ngagne liggéeyu état programmation la ku la ne mën na xëy ana ban opposant tey wala ban chef de gouvernement moo la mën a wax ne du 1er janvier damay décider ne day am du 31 décembre mu am loolu amul fenn. donc nañu savoir raison garder def show neex na ak yëpp mais liggéey bu jotee nga xam kat mooy liggéey ak kat moo liggéeyul li ma la mën a wax mooy